gan ma fàttali leen ko di Cheikh Mbow moom mooy directeur exécutif COSYDEP di coalition gu ëmb guy yëngu daal ngir njàng mi gën a ñoŋ Cheikh Mbow mu ngi si ligne bi Cheikh Mbow nu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay Barthélémy. yow yaay directeur exécutif bu COSYDEP di coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique may ànd ci waxtaan beeg Mohamed Alimou Ba waxtaan bi daanaka li koy tënk mooy reprise u njàng mi ñu ne ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin lañ ko nattati gannaaw nattoon nañ ko fii mu mooy ñu nattati ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ngir dooraat njàng mi ñeel classe yi war a dem examen ci atum ren ji yéen en tant que organisation de la société civile di yëngu ci wàllu woowule wàllum njàng mi d'abord date boobu ñu jàpp nees koy jàngatee. waaw Barthélémy bu ñu doon nuyu ñooñu nga toogal ak waa RFM yépp ak ñuy déglu. li ñuy njëkk a nangu mooy évidemment que ñun ñëpp ñoo yëgandoo ni gouvernement bi neen dana jéemaat ubbi ca l'école bi le 25 juin kon nag dafa mel ni. maanaam sax une semaine ci ñu fay egg. ñoo koy gandoo ça veut dire que yéen boole wuñu leen ci waxtaan bi da ngeen ko dégg ñi ñëpp. waaw waxtaan de mooy bu nekkee consultation woo ñu laaj ñu suñu xalaat ci nan la ñu gisee lu tax 2 juin bi sottiwul woon. boobu di wax dëgg yàlla ministre de l'éducation Talla woo nañu nan ngeen ko jàngatee ñu wax ko it ñu ko jàngatee bu njëkk bi ñu ko wax mooy ñun jàppoon nañ ni bu nekkee jéem nga jéemaat sottiwul da nga war a taxaw boo taxawee nga mën a natt lan moo waraloon sottiwul. seet ndax protocole bi li nga xam ne moom la waa kër docteur waxoon ni war na mat ci l'école yi fan lañ ci toll ndax ñun checklist bi ñu defoon gëstu jàppoon nañ ni évidemment que école yu bëri manqué woon na lépp loo xam ne laajoon nañ leen ko ci ay gel ak ci ay masque ak ci thermoflash ci toilette yoo xam ne dana fonctionner ak ci ndox bu mat. ndax yaakaar ngay ne diggante 2 juin ak 25 loolee manqué woon sotti na. waaw ñun suñu xalaat jàpp nañ ni évidemment que boobu ba léegi gisuñu sax ay yëngu yu am solo lu dul. que ministère yónnee waat na këyit école yi pour laaj leen liñ leen yónnee woon ndax yéen a ko yor ba léegi ak fan la toll. donc jàpp nañ ni li manqué woon ci fànn boobu waroon nañ koo jàngat parce que manqué na ba léegi. bi ci topp mooy waxoon nañ aussi que bu ñu waree jëmaat ci beneen ubbite l'école dana baax cette fois-ci que du ñu concentré wu kese ci résultat bi maanaam ban bis la ñu war a dem waaye war nañoo xool ba mu nekk processus boo xam ni danañ ci jël xalaatu ñëpp jël ci jàngalekat yi nekk yore kare. jël ci jàngalekat yi àll traité jël ci conseil. maanaam daal mu nekk démarche inclusive. donc loolu mooy benn bi nga xam ne waxoon nañ ko. ne woon nañ ko it jàpp nañ ni évidemment que dafa am benn poñ bu bees boo xam ne feeñ na fi. ndax bu njëkk kat dañ doon wax rek ni dañ fexe ba waa kër docteur li ñu digal bu matee waaye bi yoon nag seetlu nañ ni puisque raté woon nañ ouverture yi projection yi ñu waxoon yépp léegi kat dafa mel ni taw bi commencé na dugg ci l'école ci dëkk bi. te bi ñu laajee waa ANACIM ñi nga xam ne ñooy toppatoo affaire ndox mi nee nañ ren kat taw bi dana bëri loolu te dana teel a commencé. ñu ne ko monsieur le ministre loolu nekk na loo xam ni. mënuñu see gëmm. ndaxte kat wax ñu ngi fàttali ni école yu dëkk yu bëri mën nañoo liggéey ci biir taw waaye Sénégal kat bu ñu waxee ba wax dëgg rek école yi fonctionné ci biir taw lu jafe lay doon. bari na ay abri provisoire de. non seulement bëri na ay abri provisoire waaye même école yi nga xam ne sax. dafa nekk ci mur nekkul abri provisoire. day senn. bëri na ci yoo xam day senn du mate. bëri na ci aussi problème yi ay jafe-jafe ci diggante kër gi ba egg ca l'école ba. ndax xam nañ problème inondation yi am. boo nekkee ci ville yi bu xasee taw pour nga am lot oto ba mën a egg fi nga war a jàngee wala jàngalee dana jafe. ca waxtu wa surtout que Dakar boo dee jëlee Dakar bu tawee rek embouteillage yi tàmbali. tàmbali na bu nekkee da nga dem aussi si gox-goxaat yi foofu la gën a doyatee waar ndax problème mu praticabilité. des routes maanaam nan ngay fexe ba egg ci gox-goxaat yu sori yi nekk fay ca Kédougou nekk ca biir Casamance nekk ca Tambacounda dafay nekk moo xam ni évidemment dafay jafe ñu ne ko woon nag nekk na mbir moo xam ni bépp date bu ñu war a tànn mënuñu ko négliger donc condition la bu bees bu ñëw tegu suñu kaw te donc war nañ cee teg suñu xalaat. Cheikh Mbow boo ma mayee ci wàllu woowule yow bu fekkee ni yéen jàngat ngeen tuuti mbir mi bu fekkee ni da ngeen doon jàpp date. yow ban moment nga jàpp ni date boo xamante ni mënoon na gën a baax boo xamante ni buñ fa commencé njàng mi dina normal sans que ñu am problème ci wàllu maladie bi et puis aussi sans que yenn jafe-jafe yi am. waaye ñun Aliou li ñu wax monsieur le ministre dañ na ko bu njëkk mooy ñun ñëpp nañu pousse fële lépp luy xalaatu année blanche wala année invalide parce que amul benn réew buy jéem demal ci année blanche année invalide te réew yëpp ñoo bokk feebar bi ñu leen dalee maanaam coronavirus bi. ñu ne ko bi ci topp mooy bu ñu nangoo loolu kon fi ñu toll
li ñu war a def mooy diggante tey ak fii ak bis bi nga xam ne moom la ñu war a tànn mooy li nga laaj war nañoo fexe ba mottali matériel bi manqué war nañoo fexe it ba waxtaan ci ban scénario lañ jub. mais ci loolu da nga jàpp ne le 2 juin bi waruñ ko woon raté. waaw li ñu jàpp mooy puisque raté nañ le 2 juin bi ñun date bi ñu ko proposé woon. parce que 2 juin wax nañ ko léegi waa météo nee nañ nawet bi day teel a tàmbali ndox mi dafa bari boo raté 2 juin daanaka li ci nawet bi nga jëm donc situation bi c'est devenu à la limite inévitable. 2 juin dafa tane woon. waaye léegi boo ko ratee nag dafay gën a doy waar dafay gën a pire moo tax par rapport ak question bi Aliou laaj mooy. ñun li ñu proposé woon monsieur le ministre. mooy nañ fexe ba booru le 15 jëm le 20 septembre. ñu fexe ba jàngalekat yi ñoom egg seen kër egg seen i bërëbu jàngalekat bu ko defee ñu profité waale formé leen ci loolu ñuy tuddee éducation à situation d'urgence parce que am nay dëkk yoo xam ne ñoom tàmm nañ jàmm ay crise xam nañ na ñuy def ak moom waaye suñu réew tàmm ko donc benn la bi ci topp ñu ne ko donc école bi waroon naa mën a ubbi. ci commencement wu octobre ñu jàng octobre bi yëpp jàng novembre bi yëpp jàng genn wàllu décembre bu ñu ko defee nag en fin décembre ñu mën a def évaluation yi jéem a nag fexe ba at bi di ñëw tàmbali ci janvier 2021. mais day empiéter est-ce que du empiéter ci di nouvelle année scolaire bi tamit. mais foog mu empiéter si parce que xam nga situation bi nga am du situation bu normal xam nga bu fekkee da nga nekk situation de crise li nga doon am mooy li gën dafay xaw a changer. donc il faut nga nangu ko. te yow bëgguloo am année blanche donc li nga mën a def mooy année bii di ñëw da nga war a gëstu nan la mën a jàppalee année bi ñu weesu. en tout cas sur la base du calendrier bi ñu ficelé ñoom nee nañu prochaine rentrée scolaire bi weeru novembre lay doon du nekk octobre ni mu daa amee. waaw ñun li ñu jàpp daal wax dëgg yàlla bu fekkee dañuy laaj suñu xalaat kese ñun dañu wax ko monsieur le ministre. moo doon at bii li ko waroon mottali mooy octobre novembre décembre prochaine rentrée nekk janvier léegi nag ki nga xam ni moom moo am. moom la yàlla jox mu mën a digal mu mën a jël décision. kooku moo nga tudd gouvernement. te ñun dañuy nangu ni gouvernement moom moo war a wax kañ la école di ubbi ak kañ la école di tëj. wante ñun en tant que acteur puisque ñun ñëpp dañ ci am solo am nañ fulaw wax li ñu xalaat ni moom mooy li ñu yaakaar ni moo gën parce que nag li nga yaakaar da ngay wax. bi ñu ko waxee gouvernement bi acte na ne moom incha allah le 25 la bëgg ubbi lay jéem a ubbi l'école am ñu ne ko acca ba nañ dem. mais nag yow yaay ñun on prend acte yow yaay jël nag responsabilité boobu. mais ci wàllu woowulee itam mais est-ce que mënuñu xool itam comme exemple sous région bi ñooñu ils ont repris Sénégal tamit normalement mu reprendre parce que foofu tamit day taw ku nekk def sacrifice aussi. waaw ñun li ñu waxoon mooy évidemment que mënoon nañoo ubbi comme sous région parce que sous région bi sax bari na ci ay dëkk yoo xam ne ñoo lañ njëkk a tàmm date waaye yow yoon ñu ñëpp seetlu nañ ni le 2 juin bi ñu ko poussé du askan bi ko poussé. parce que jàngalekat yi pare woon nañ dem nañ pour jàngale ji ba am ci sax feebar yi leen dal actuellement ñoo ngi leen di seet d'ailleurs di leen massawu parce que askan wi ñu bëri woon na si ñoo xam ni pare woon nañ pour jéem a tàmbali yóbbu seen i doom le 2 juin wante gouvernement bi moo toog ba mu des quelques minutes du 2 juin ba xaaju guddi daanaka. kon nag booy seet dafa mel ni askan bi ñoom pare woon nañ pour jéem a te tàmbali dugg bi waaye. am nañu ne datub 2 juin bi mënoon nañ ci dem malgré que détecté nañ feebar mi ci yenn ci ay jàngalekat ndaxte jàngalekat yi macha allah bari nañu am na ñu ci bari ci ñoom ñoo nga xamante ne mën nañu tenir classe d'examen bi ñu demee ba Ziguinchor gis foofu ne am na ñenn ci ñoom ñu amee doomu jàngoro ju am na jàngalekat yu ne li waroon mooy ñu génnee leen dem faji leen ba noppi def appel à yeneen jàngalekat yu apte pour mën a tenir classe d'examen ñu jox leen classe yooyu ñu wéy xale yi au terme d'1 mois wala boog de 2 semaines ñu évaluer su ko defee ñu xool fu ñuy dem yaakaar nga ne loolu pexe la woon. waaw c'est-à-dire que bu ñu dee seet li waroon am xëy na avant le 2 juin sax jàngale waroon nañ ko mën a jéem a tàmbali laa wax. di ko mottali ndànk-ndànk ba nga xam ne heure bii doon na fekk xale yi xam am en tout cas li mottali ci li leen manqué woon ci at bi ñu weesu mais puisque loolu weesu na ñun ñëpp rafetlu wuñ ko wax nañ ni bu ñu sañoon évidemment que doo jekk déjà ni ñu jëlee mesure bi ba toog ba mu des ay quelques minutes. fekk li ñu daanaka dañoo toog ba xaaju guddi de. ba xaaju guddi donc loolu dafay nekk loo xam ne ñun wax dëgg yàlla rafetluñ ko. maintenant loolu bi mu jàllee nag ba jàll. ñu ne nag léegi nañ xalaataat nan la ñuy def ba l'école bi parce que ba léegi kenn bëggul année blanche ñu ne d'accord bëgguñu année blanche. gouvernement bi ñun bi ñu laajee suñu xalaat dañ na ko li gën mooy li ma la wax sànq nañ jéem a fexe nag ba nangu ni fi ñu toll loolu ñu wax mbirum ndox mi muy hivernage bi dafa imposer wu réew mi parce que suñu réseau scolaire moo parewul pour fonctionner ci biir année scolaire. donc loolu moo waral ñun ñu proposé woon ko loolu ma la wax mooy septembre octobre novembre décembre. lu ñeel école privée yi foofu it beneen problème la
parce que bari na ci ñoom ñoo nga xamante ni boobaak léegi jànguñu ñu tàmbaleeg du ñàkk li ma soxna kan wax sànq ñuy fayloo bëgg a fayloo parents d'élèves yi loo xamante ni peut-être seen doom yi jànguñu ko lu ci seen position yéen en tant qu'acteur de la société civile. xam nga école privée moom dafa am école privée am école privée dafa bëri ay façon école privée. am na école privée yu am doole yoo xam ne ñoom wax dëgg yàlla même bi coronavirus bi amee ñoom am nañ ay pexe yu ñu mën a continuer di nekk ak seen ndongo di leen continuer di gunge loolu ñëpp xam nañ ko. am na école privée yoo xam ne nag amuñu doole yoo xam ne ñoo école publique bi mooy école communautaire yi ñoo xaw a yem atte ñun suñu xalaat ci mbirum privé bi coow li amee dañ leen ne benn ñun dañu gëm ni comme ni ñu defee woon ci biñ ne dañuy def appui alimentaire bi aide alimentaire bi. ba nga xam ni ceeb beeg diwlin bi ñu doon jox askan bi dañ ne dañu koy jox ñi ko gën a yellool dañ ne it bu fekkee nañu war a gunge reprise enseignement bi nañu gunge école yi ko gën a yellool école yi gën a am ay jafe-jafe gën a démuni ñooñu ay école publique lañ ci privé bi ay école communautaire lañ donc benn loolu mooy suñu gëm-gëm bi ci topp mooy ñu ne école privée yi aussi bu fekkee ni évidemment war nañoo jëm ci war a jëm ci mbir moomu il faut ñu xam ni débat bi ñu doon indi mooy ci subvention état bi du lu ñu war a indi ci biir crise parce que indi ko ci biir débat wu crise dafay nduróog jàngalekat yi poser ay problème mu ay lu ñu leen yoreel ay avancement ak ay dette ci biir crise daal li am solo mooy xaalis bi ñu ciy dugal dañu jàpp ni gouvernement bi war naa dogu pour def ko ñun nee nañ ko boo jëloon 1 millième du fonds Covid muy 1 milliard dana mën a gunge école yi ba ñu am matériel bi mat ba ñu mën a fonctionner kon loolu moom mooy suñu gëm-gëm ci mbir mi. actuellement ñi gën a gaañu si crise amee mooy ñi nga xam ni dañu nekk ci ay askan yoo xam dafa modeste amuñu doole et ñi amul doole ñi ci ëpp si ñoom ñoo ngi ci école publique bu ñu waxee te dëgg yàlla bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax kon nag tey alal bi xam-xam bi dafa war a gën a jëm ci xale yi nga xam ni bëriwuñu papa wala bokk seen papa amuñu doole mooy ñooñ ñi nga xam ne ñoo nekk ci public bi nekk ci gox-goxaat yi nekk ci banlieue bi nekk ci profondeur Sénégal bi ñun loolu mooy suñu gëm-gëm parce que ñun li ñu gëm mooy droit à l'éducation dafa war a gunge particulièrement xale yi nga xam ni amuñu doole. parce que tey bon ci wàllu surtout xale yooyu ci région yi xam na hivernage bi installé wu na naka lañ war a kon jàppale ñooñu pour ñu mën a suivre cours yi parce que fu mu toll nii déjà acté nañ ko décision bi jël nañ ko naka lañ ko leen mën a jàppale. waaw xam nga loolu moom puisque gouvernement bi laaj nañu suñu xalaat ñu wax ko te defal suñu xalaat kon nag moom mooy jël responsabilité moom xëy na xam na lu ñu xamul wala mën na lu ñu mënul li war a tax mu forcé malgré le fait que ñu ne ko le 25 pour ñun ci biir taw bi la pour def ko fi benn ñaar mooy ñun nag puisque ay républicain lañ ay sénégalais lañ dañoo bëgg réew mi bëgg suñu secteur de l'éducation li ñuy def defuñu ko ngir nit defuñu ko ngir régime defuñu ko ngir parti politique loolu bu fekkee da nga nekk ci disposition boobu lépp loo mën bu gouvernement xasee ba arbitré na lii la da nga ko ci jëf ñun danañ jéem a seet da la ñuy jàppee ci communication ci fexe ba gunge aussi gouvernement bi en étant si suñu rôle nag mooy di ko defal checklist mooy dem ci gox dem ci école yi jéem a seet poñ bu ne fan lañ ci toll ndax mat na wala matul ba pare jébbal ko nag nguur gi ne ko yow kat force nga pour def le 25 waaye lii la ñu seetlu bu école bi tàmbalee it ñu continuer di def checklist du seet évidemment ndax disposition yëpp jël nañ ko benn par benn loolu en tant que société civile mooy alerte bi muy veille bi muy proposition bi muy communication bi gunge ci gouvernement bi incha allah rabi lépp luñ ci mën danañ ko def en rapport avec suñu antenne régionale yi nekk ci 14 régions yëpp. loolu mooy li nga xam ne mën nañ ko jàngalekat yi li ñu mën mooy ñoom aussi pare pour dem jàngale ji te li ma leen déggee mooy ñoom puisque agent de l'état lañ ay fonctionnaire lañ fu leen réew mi soxlaa danañ taxaw te dafa mel ni sax ñoom ñëpp si ñoom. ñoom itam sonn nañu de parfois ñu nekk ci ay conditions yu jéggi dayoo. jàngalekat yi. am conditions yu yéeme déjà ñëpp gis nañ ñu leen yóbboo ci fi ñu war a jàngalee mu nekk ay conditions yoo xam ne yu metti la waaye yoo tax boo fa demoon. même en dehors de ça sax ci contexte bi ak stigmatisation bi ñu leen di def ci gox yi ñuy dem. mais c'est ça dama ne keroog boo fa demoon da nga leen di gën a respecté da ngay gis ni ñu déterminé pour dem bi ñu eggee mu am évidemment Covid bi am ñu mu laal si ñoom nga gis stigmatisation bi am si jàngalekat yi man am na si ñoo xam ne ba léegi maa ngi nekk ak ñoom en relation si ñi nga xam ne dañu feebar bi dañ leen def leen dal dañu leen testé positif donc loolu yëpp dafay indi évidemment que jàngalekat yi même seen état d'esprit tollul foo xam ni wax dëgg yàlla li ñuy xaar si ñoom xëy na danañ ko mën a matale parce que xam nga jàngale moom xel mooy jàngale. bu nekkee ni sew sa xel dalul te jàpp ni ki lay xool ni mu la bët yi mu lay xoolee du bët yi gën bu boobaa xëy na xam-xam ak générosité bi nga war a jël jox ko élèves yëpp xëy na dana am loo xam dana ci manqué loolu tamit nekk na mbir moo xam ne dañu waxoon par exemple président de la République waroon na mën a recevoir ñiy représenté jàngalekat yi mooy responsable syndicat yi. ni mu ko defee woon ci bi pandémie bi ñëwee
ba dajeeg leader politique yi. et qu'on sensibilise aussi la communauté à la base ñu xam. c'est plusieurs actions en même temps c'est ni mu ko defee woon ci pandémie bi mu tàmbali woon ba gis leader politique yi ñi nga xam ne wax dëgg yàlla am nañ solo trop waaye ëpp ñu solo jàngalekat yi. noonu aussi la waroon daje ci suñu xalaat ak ñi représenté jàngalekat yi pour defalaat leen pour dalal seen xel. pour gunge leen pour mayaat leen doole. en même temps nag mu wax comme li nga wax noonu mu am sensibilisation à l'endroit des populations loolu aussi gis naa ni am nay artistes yu si jéem dara ñun société civile ñu ngi ciy jéem imam yi war nañ cee wax ba ñu xam ni jàngalekat bi def ay kilomètres ñëw sa biir gox pour jéem a gunge sa doom kooku kat wax dëgg yàlla da nga ko war a def un partenaire da nga ko war a neexal da nga ko war a toppatoo parce que bu xelam ànd ak moom dana mën a gunge bu baax say doom donc loolu mooy li nga xam ne évidemment woote nañ ko ci fànn jàngalekat yooyu. d'accord donc loolu nag bu jàllee li ci des mooy évidemment ñu am détermination li nga xam ni dafa aajo si ñun en tant que nit ñu mat la ko ba mat sëkk du yoon ñu naan l'école bi ubbiwul ndax manque na gel du yoon ñu naan école bi ubbiwul ndax masque amul moo ko waral. d'accord waaw donc jàpp nañu évidemment que matériel boobu. bu ñu amoon li ñu proposé woon mooy 1 millième du fonds Covid muy 1 milliard. dina mën a gunge école yi nga xam ne ñoo ko gën a soxla. d'accord jërëjëf Cheikh Mbow donc reprise bi dafa am ay paramètres yu bëri yu nekk en jeu ñu ngi lay gërëm Cheikh Mbow. ñoo ngi leen di fay Bart di leen di nuyu ñëpp di wax évidemment que fi ñu toll nii puisque li am na ba pare ñun ñëpp dañu góorgóorlu seet duñ ci gunge. waaye nag ki nga xam ne moo am responsabilité première bi. mooy état. ba pare évidemment dafa bëgg a fonctionner. jërëjëf